nguuru Sénégal moo leen ko amel te ba léegi fayaguñ leen ko. wàllu xëy ci Sénégal ñeenti téeméeri junni ndaw am ay lijaasa te ba léegi amuñu xëy lu ni mel agence nationale bi saytu wàllu statistique gi ak démographie moom moo ko biral te ci fàttali xëy moom bokkoon na ci programme campagne coalition Macky 2012 ak yoonu yokkute gi ne dina fi jëmmal nag ay emploi yu toll si juróom téeméeri junni emploi fii ak juróom ñaari at wàllu wér-gu-yaram Sénégal jéego yi mu ci def dafa sooxe suñ ko méngalee ak yi ci réewu Ghana def ci wàllu wi te moo ne de ñaari réew yi ñoom ñoo yemoon képp ci koppar yi leen Banque mondiale jagleloon mu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ganu xibaar yi Ibrahima Mbaye lay wuyoo moom mooy secrétaire général kuréel gi ëmb nag directeur ak cadre personnel fii ci Sénégal ak moom dinañu waxtaanee ndaw yi nga xam ne dañuy am lijaasa ba pare dem biti réew di fa liggéeyi bàyyi entreprise yu Sénégal li moo fi gën a fës mbokk yi yaatal gi nees tuut lay doon. asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñi seetaan dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi ci TFM këru liggéeyukaay gi di SAR société africaine de raffinage moom nag dafa jànkoonte ay jafe-jafe ci wàllu koom li ko waral nag mooy Senelec daf leen yoreel boru juróom-benn milliards yoo xam ne ba léegi fayagul leen ko nguuru Sénégal tamit yoreel leen fukk ak ñetti milliards yeneen looleen nag ñoom xamle nañ ne boo moyul dinañ dakkal seen jëflante ak Senelec ci wàllu fuel bi tax courant gi di mën a ñëw Nafissatou Silla ak Ibou Cissé lañ ci àndal. liggéeykat yi nekk ci société africaine de raffinage ñu ngi am jamono ji ay jafe-jafe ci wàllum xaalis li ko waral nag mooy ay bor yoo xamante ne kenn fayu leen ko te ñi leen ko ameel di waa Senelec ak nguuru Sénégal. Senelec moom amel nañu lu tolloog 56 milliards ci ay encours yoo xam ne war nañ ñu ko fay état bi ci boppam amel nañu 13 milliards yu taxaw yoo xam ne. d'accordoon na sax jël ay engagement ne moom moo ko war a joxe parce que ay perte commerciale ci butane bi la dañuy wax ne butane bi importé leen ngeen jaay bu ñu importé bu fekkee ne prix bi dafa wàcc ñoom dañ koy bloqué foofu ñu jaay à perte yoo xam ne ñoom ñoo ñu ko war a delloo après ñu engagé wu ne dinañ ñu ko delloo léegi ñu ngi ciy waaj a dellu ginnaaw. bor yooyu nag bu ñu sukkandikoo ci ñi di nga xamante ne ñooy syndicaliste yu SAR yi dina indil ay jafe-jafe yu mag entreprise bi. ñuy liggéeyee temps yi métti na métti boo xam ne. loo soxla da nga koy wëri li benn litre huile sax boo ko soxlaa boo moytul nga daw ut ku la lebal xaalis wala benn fournisseur nangootu ñoo jox loolu mënatul continuer bu yàggee ñoom fa ñu jublu mooy xanaa ñu dem ba taxawal suñu bopp ñu ne raffinerie ba kat taxaw na mënatul dem nañ ko arrêté benn yoon seet leneen lu ñuy def. mënul continuer ci nii di liggéey ñu ay nit ameel la duñ la fay bu yàggee mooy li Abdourahmane doon wax léegi liggéey bi ci boppam day sooxe. état bi ci boppam bu waxul ne Senelec maanaam saafara mbir mi ay liggéey bi day taxaw ñaanuñu ko yàlla mais liggéey bi moom àllaakulli yàlla day taxaw ba SAR taxawee réew mi taxaw. waa SAR nag wax nañu lu leer nee nañu bu leen Senelec fayul li mu leen amee la dinañu dagg lii di nga xamante ne mooy liñ ko doon jox muy fuel bi nga xamante ne mooy tax courant bi di am te loolee nag su amee dina indil ay jafe-jafe ci seen liggéey ñoom waa Senelec. liñ ci mën a wax rek mooy moom ne fu ne nii SAR bu taxawee Senelec taxaw ay tolof la bon askan bi dina ko yëg. tey ji nag jokkoo ak waa Senelec jafe woon na loolu waa SAR nag ñoom amal nañu ci bis bi seen conseil d'administration ay agent moom nag di ñaan politique bu bees teg daal di fay génn ngir entreprise bi daal di mën a suqalikuwaat. ba tey ci xibaar yi Banque mondiale moom fësal na mbébétam gi jëm ci dimbale Sénégal ba mu gën a mën a suqali wàllu koomam lu ni mel nag directrice ba moom moo ko xamle gannaaw ba muy janoog way taskatu xibaar yi bokk na nag ci ponk yi nga xam ne Banque mondiale dina ca dugal loxoom ngir loolee mën a antu yokku recette Senelec waaye tamit dooleel production gi ci lu jëm ci mégawatt teg ci alal gi ñu njort ne dañ ko luubal yóbbu ko biti réew Banque mondiale nee na dina def kéem kattanam ba alal googee ñu delloosi ko ci sunu réew Louis Sarr Youssou Baro. Banque mondiale ñëw jàppale ci Sénégal ngir ñu mën a atteindre benn taux de croissance bu 6% ci at yi di ñëw kii di directrice Banque mondiale ne am na défi yu bëri yu Sénégal war a yëkkati yu su mel ni wàññi ndóol mi ci kaw ñu jàppale yokkute mbay mi ak i tamit renforcer njàng meek njàngale mi ak wérgu yaram bi waaye surtout renforcer courant mi nga xamante ne doon na problème yi gën a sonal Sénégal.
ku ne xam na ni nag ni courant boo amulee ci dëkk dara du dox ñun xam nañu sax ni nguur gi mi ngi def kéem kàttanam ngir askan wi am ci lu doy waaye rek ba tey des na loole tax ñu jàpp ne dañoo war a investir ci réew mi jaarale ko ci politique de bonne gouvernance Sénégal nag ngir mu yóotu li muy sumb fii ak ñaari at faaw rek mu créer ay activités yoo xamante ni dina tax rek ba xëyi ndaw yi yokku ngir rek wàññi ndóol bi bu baax a baax. kii di madame Vera Songwe di directrice des opérations bi ni banque mondiale mu ngi ut ay jéego ngir xool naka la ñu mën a yokk recette Senelec bi banque mondiale dina yokk tamit lu ñuy wax volume en mégawatt ndax ci atum 2010 rek nemmeeku nañu lu toll ci 300 coupure courant lii sax tax ba kii di Jérôme Crétny di liggéey ci benn projet buy yokk 70 mégawatts waa Senelec. C'est un projet concret sur lequel projet bile doon na projet bu mag ci la ñuy liggéey sax fu mu toll nii ak sponsor privé yi gouvernement bi banque mondiale ak Senelec. aussi la Senelec. biñ ko laajee ci lu jëm ci rapatriement des biens mal acquis directrice banque mondiale ne dina jàppale Sénégal ngir delloosi xaalis bile. ñun waa banque mondiale ñu ngi liggéey bu baax a baax ak nguuru Sénégal bokk na ci lu ñu gën a yitteel jamono yi mooy koppar yi nga xamante ne ñu ngi wax ne dañ ko yóbbu bitim réew denc ko fa bu dee loolu am na rek ñun dinañ ci jàppale Sénégal ngir rek mu delloo si yooye koppar ndax soxla nañ ko dinañ leen jàppale itam ci wàllu diplomatie ak ci wàllu politique loole yépp rek ngir ñu am ndam ci lii ñuy sumb. ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram madame Vera Songwe ni Sénégal andiwul benn coppite ci wàllu wér-gu-yaram bi ndax investissement bi banque mondiale joxoon leen moom la jox waa Ghana nga xam ne tey jii andi na ay coppite ci wàllu wér-gu-yaram bi lii di gestion des inondations bokkoon na yi gën a soxal banque mondiale lëkkaloo bi mu amal ak waa Sénégal dina jël ñaari pàcc muy urgence bi ak prévention bi ngir fi ak ñaar wala ñetti at ñu mën a régler problème inondation yi ci nawet yi di jot ci sax dinañu defar benn canalisation ci zone Dalifort bi yépp. leneen lu banque mondiale fësal muy jéego yi nga xam ne nag Sénégal daf ko def mu sooxe ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram buñ ko méngalee ak jéego yi nga xam ne réewu Ghana def na ko ci lu ni mel directrice bi yore wàllu opération gi ci banque mondiale moom moo ko xamle te moo ne day ñaari réew yi ñoom ñoo yemoon képp ci koppar yi ñu leen jagleloon mu jëm ci wàllu santé fii ci Sénégal nag syndicalistes yi nekk ci wàllu santé ñoom xamle nañ ne lu ni mel dara waralu ko lu dul coppite yi ñuy amal ci biir gouvernement bi dañ ciy teewlu Saliou Faye Daaf moom mooy vice-président bu convergence sud sas ay kàddoom Marie-Louise Sarr moom moo ko taataan. boo leen tegee di leen jàppale ci wàllu wér-gu-yaram ñu war a pare nga war a seet kenn ku ci nekk fa nga toll ak fa nga ca yem dafa am pàcc yu bari yu ñu war a xool benn mooy dinañu xool ñañu ko teg ci seeni loxo ndax xarañ nañu pour def liggéey booba bu ñu paree ñooña dañoo war a rendre compte li tubaab di wax ni bu ñu la dénkee liggéey ba pare da ngaa war a wax li ñu la joxoon foo ko def ak fu mu dugg ak ci ñan la dal pour ñu mën a xam indicateurs yi ñu ci soxla beneen bi ci topp mooy su fekkente ne bi tamit dañoo ne ci réew moo xam ne amul dal ci wàllu responsabilité te daanaka ñi ñuy jox responsabilité yi su fekkee bu ñu la joxee responsabilité tey bu subaa ñu teggi ko indi sa morom loolu maa ngi lay jox exemple fukki at yi ñu génn am nañ ci presque fukki ministre de la santé ak benn loolu tamit dina tax lañ ci bëgg comme résultat du am beneen bi ci topp nag mooy ñooñu ñuy dénk seen xarañte ak seen xam-xam tey ji tax na ba kenn mënul xayma loolu mais ñun ñoo war a jóg taxaw takku bala ñuy xaarate sax ñooñu dañu dimbali ñun ñu dimbali suñu bopp. ñu àddu jëmale ci wàllu xëy ndax Sénégal nag fii 400 junni doomu aadama yoo am ay lijaasa te ba léegi amaguñu xëy lu ni mel nag agence nationale bi saytu wàllu statistique ak wàllu démographie moom moo ko biral mu nekk nag lim goo xam ne tàmbali naa indi njàqare ci ndaw yi nga xam ne ñu nga fële ca université Cheikh Anta Diop am seeni lijaasa te ba léegi amaguñu xëy ci loolu nag ñu ngay ñaan gouvernement bi mu def kéem kàttanam ba nga xam ne seeni projet dina leen ko mën a financer Maimouna Ndiaye Yaya Diallo. niki xale lu góor bi fii ci Sénégal ndaw yu bari am nañu seen lijaasa toog di xaar liggéey. jàng ba pare te amoo loo liggéey amoo ci dara loo jàpp dem ba am benn âge bi bu la joxul ndékki sax doo ko am loolu dafa metti moonte de ñu bari ci ñoom am nañu tey jii seen projet bopp. boo demee ba am sa benn projet gisoo benn financement boo xamante ne mën nga ko espérer ci autorité yi pour projet boobu nekk benn projet boo xam ne dina réaliser wu bu boobaa tamit mën nga désespérer dem ci leneen am na ñoo xam ne ñoo ngi mbëkk gaal gi wala daf leneen. lu ko waral mooy dañoo seetlu ni Sénégal ndaw yu bëri
bu ñu jàngee ba am seen i lijaasa dañuy toog n'est-ce pas duñu def dara te ñu xam ne seen i parents dañoo investir ay millions seen formation donc ñu gis ne depuis boobu léegi l'état n'a rien fait ça état bi deful benn jéego pour mën a utal ay xëy ndaw yooyu donc ñu créer association boobu pour jëm a conscientiser état bi pour ne ko jot na tey état bi jóg def problème chômage bi une priorité. tey jii ndongo yi bootu nañu cib kuréel ñuy sàkku ci nguuru Sénégal mu gestu leen. li nga xam ne ñoo yor réew mi ak ñi nga xam ne ni sax amaana yoruñu réew mi mais nekk dans le privé ñooñu nan jàppale xale yi te xam ni bu ñu waree jàng nañu diplôme yi ñu waroon am na yuñ ci am mais ñi ngi nekk nag di ut liggéey mais amaguñ ko ñoom nañu fexee dimbali même bu fekkee ay projet la yoo xam ne dañ koy regrouper étudiants yi di leen jàppale ñu finance projet yooyu ñu koy def. fii ci Sénégal kuréel yi ñu jagleel ndaw yi bari nañu fi terewul ndaw yi am seen lijaasa te amuñu xëy seen lim takku na loolu. Maimouna Ndiaye wàllub xëy ci fàttali bokkoon na nag ci programme campagne coalition Macky 2012 ci lu soxaloon élection présidentielle 2012 loolee nag kon coalition Macky 2012 ak programme mu yoonu yokkute ñoom xamle woon nañ ne fii ak juróom-ñaari at bëgg nañ jëmal lu toll si juróomi téeméeri junni emploi ci Sénégal loolee nag askan bi ñu tàllal suñu micro xamle nañ ne Macky Sall moom moo ko fi diggee woon te loolee nag faaw mu respecté ko Alpha Ousmane Ndiaye ak Ibou Diouf. xëyum ndaw yi fasoon na lool ci campagne électorale 2012 bi ñu weesu candidat bi di Macky Sall diggee woon na nag dina wutal lu toll ci téeméeri junniy xëy ndaw yi ci programme boobu ñu duppee yoonu yokkute bu ñenn ñi jàppee ne loolu promesse électorale la ñeneen ñi nag jàpp ne engagement bu mu jëloon ci kanamu askanu Sénégal la. président bi dafa taxaw ne dafa def programme am ci biir programme am mu xamal ñëpp ne dañuy jox 500 000 emplois jox ko xale yi. boobu léegi li ñuy xaar gisaguñ ko ñun ndaw yi ñu ngi commencé di organiser wu di def suñuy réunion di def suñuy séance de travail pour xool nu la ñuy def ba jàppale gouvernement bi jàppale jeunes yi pour que ñu mën a trouver xale yëpp nepp ay liggéey quoi. xëyum ndaw yi nekk loolu lu yitteel kilifa yu réewu Sénégal ñu bëri ci ndaw yi xamle ne nag nguur gi war naa teg ay anam yu leer ngir utal ndaw yi xëy. vraiment je pense que contradiction def ci am parce que mënuñu comprendre ne nit ñoo xam ne ñoom servir nañu ba pare ñu ñoon ci fonction bi il suffisait simplement ñu jël leen dugal leen ci fonction publique qu'est-ce qu'on fait ñu jël leen dàq leen te ci ñoom am na ñu bëri ñoo xam ne ay responsable lañ ay jeunes lañ mais responsable lañ ba pare ñi ñëwaat dañuy waxu xëyu ndaw yi c'est mënul ne. donc nous pensons que dans ci suñu réew daal dañu war a seetaat li ñuy def. loolu su fekkee yàlla def na mu mën a am loolu lu baax la parce que loolu moo gënal ku nekk parce que boo amee fooy xëy nga xam ne da ngay xëy daan sa doole am foofu lu mu ndaw moo gën xëy toog noonu rek. yenn ndaw yi nag duy dundee yaakaar nee nañu nguuru Sénégal mi ngi def kémt laayu kàttanam te mi ngi def ay jéego ngir dëggal téeméeri junniy xëy yooyu mu digoon ndaw yi. président Macky Sall. laata buñ koy fal dafa tëral benn programme bu ñu koy tuddee yoonu yokkute si biir programme boobu am na place bu am solo bu mu jox xëyum ndaw ñi président Macky Sall bu tegee cours bu mel ni cours de répression de l'enrichissement illicite pour jël alalu réew mi bu ñu fi nekkoon jël rawale ko yóbbu ko bitim réew delloo ko ci réew mi booster économie bi loolu yoon la bu am solo pour vraiment saafara tawatu ndaw ñi. ay jafe-jafe nag nemmeeku nañ ko li ko waral mooy lim bi nga xamante ne bii dañuy wut liggéey ci ndaw ñi dañoo bëri wutal ndaw yi xëy nag dina wàññi ndóol ak ñàkk a yemale bi nga xamante ne bii day am ci biir askan wi. Alpha Ousmane Ndiaye sagar mu ngay waaj a xeeñ nag ci diggante agent de sécurité yi rawatina gardien yi banqaaso ca këru liggéeyukaay gii di sagam ñoom nag tey janoo nañu ak way taskatu xibaar yi bokk na ci li ko waral nag ay seen nekkin ci wàllu liggéey moom la ñuy naqarlu xamle nañ tamit ne juróomi at a ngi nii ñu ngi bëgg a indi coppite ci bureau délégué personnel bi wante lu ni mel sagam daf ko nanguwul Mame Fatou Fati ak Ababacar Camara. agent de sécurité yi ñu ngi ñaxtu ci seen nekkinu liggéeykaay yi bokk na ci seeni jafe-jafe nelaw bu doyul ñàkk yëg bu ñuy dund ak dàq bu ñu tegul ci yoon loolu yépp ñu koy jànkonteel saa su ne. dañuy liggéey bu métti dañuy yendoo liggéey fay bi baaxul dañ leen di àtte ñàkkal ci seen liggéeyukaay duñ leen respecté non seulement public bi du leen respecté mais seen patron ci seen bopp duñ leen respecté
ñu ne nag jot na tey pour que ñun ñu contribuer ci li nga xamante ni moom la ñuy wax disons assainir sécurité secteur bi fexe ba secteur bi ku ci nekk nga lekk ci sa wërsëg ci jàmm ak salaam nga tedd ci. bu ñu sukkandikoo ci syndicat bi ëmb convoyeur de fonds yi ak agent de sécurité yi amul benn société de gazonnage bu dëppoo ak yoon loolu moo tax liggéeykat yi di laaj ñu amal ay élections. ñu commencé par société bi nga xam ne moo gën a fës tey mooy Sagam nga xamante ni tey bëggul élection de délégué am bëggul ñu suñu syndicat bokk ci élection yi ñi ngi àtte ñàkkal ñi nga xamante ne nii ci suñu syndicat la ñu bokk te xam nañ ne ñun suñu syndicat mooy gagné élection yi. ñu bëgg ci boole ay syndicats yoo xam ne juróomi at ak ñi ngi foofu di lekk xaalisu travailleurs yi te jéemuñu sax fexe ba élection de délégué am tey nag ñun comme obligé nañ leen élection yi ñu ne léegi ñoom la ñuy liggéeyal syndicats yooyu mais comme yàlla ñëpp la fi nekkal tribunal bi décidé na ne ñun dañu war a bokk ci élection yi. syndicalistes yi ñu ngi artu kilifa yi bu fekkee seeni nekkin amul benn yokkute. bu fekkente ne ay saafara amu ci ba li nga xamante ne moom la ñu jàngaloon ci mbirum soldat. ñu mën ko appliquer par force pour que ñu commencer ñoo dégg parce que ñun bu ñu amul jàmm kenn warut am jàmm. agent de sécurité yi ñu ngi ñaan nguur gi mu fexe ba andi ay dogal lu nar a soppi seeni nekkin. leneen ci wàllu xibaar ci Afrique 300 millions doomu aadama dañoo am ay jafe-jafe ci wàllu ndox juróom benn téeméer ak ñeent fukk millions yeneen nag ñoom am ay gàllankoor ci wàllu assainissement looleen nag faaw ñu indi ci ay saafara looloo tax ba agence intergouvernementale panafricain taxawal nag ab lël googee door nañ ko fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ëllëg mooy cappaandaw li liñ ca jublu mooy xool ana yan anam la ñu mën a jaar ba indi ci saafara Kumba Thiam ak Mardien. li toll ci miliyaaru ci ay doomu aadama ci Afrique jotuñu ci ndox mu sell mi ak dëkkuwaay bu baax loolee di lim bu takku bu agence intergouvernementale panafricaine EAA am yéene wàññi. Plus de 6 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'assainissement. ci Afrique fukki nit yooyu jël lu ëpp juróom-benn am nañu ay jafe-jafe ci wàllum assainissement fukki nit yooyu jël am na ci ñeent yoo xam ne dañu am ay jafe-jafe ci wàllu ndox jafe-jafe yi nag dañu koy yëg ci wàllu wér-gu-yaram lël bi bokk ci daje yu ñuy amal at bu nekk di ci woo ay acteurs yi yëngatu ci wàllu social wàllu ingénierie ak wàllu financier ngir xool yan anam la ñuy jaar ngir suqali ñuy am jafe-jafe yooyu. L'accès population au service d'eau et d'hygiène d'assainissement. ndaje bi nag nekk suñu waxtaanee ngir indi ay saafara ci am ndox mu sell ak dëkkuwaay bu baax moom nag fas yéene na indi ay jumtukaay ngir yeesalaat financement yi. De plus en plus les financements se font rares et lorsque les financements. am financement dafa metti wala sax boo ko amee pour dajale ko day doon lu jafe boo ko naree séddale tamit day gën a metti. Dépenser tous ces financements. L'objectif c'est de pouvoir faire le point. suñu objectif mooy tënk li ñu état yi dikk surtout li jëm ci OMD yi xam fan lañ ci toll ak naka la ñu war a def ngir saafara coono askan wi fii ak ñetti at. On peut vraiment accélérer ce processus-là. am nañu yaakaar ne su ndaje bi jeexee dina am ay saafara yu judd ngir ñu am ndox mu sell ak dëkkuwaay bu baax ci Afrique yëpp lu war a mën a ne bu ci partenaires financiers yi ak waay politique yi jàppee. ab tiis ci biir xibaar yi évêque bu Ziguinchor doon wuyoo Monseigneur Augustin Sagna moom nag moo fi wàññeekoo démb ci ngoon ca hôpital régional bu Ziguinchor gannaaw bañ ko fa yóbboo talaata ngir saytu wérgu yaramam ci fàttali moom nag moo nekk évêque bu njëkk nekk nit ku ñuul nekk ca région ga foofee ñu tabboon ko fa nag ci atum 1967 ci fàttali Monseigneur Augustin Sagna jëloon retraite ci atum 1995. leneen ci wàllu xibaar télévision Futur Média liggéeyam nag bokk na ci luñ ci rafetlu fële ca Mauritanie lu ni mel Ahmed Samba jiite nag benn délégation boo xam ne ñëw na fii visiter ay locaux wu TFM moom moo ko xamle nee na kon TFM nekk na benn télé de référence foofee ca Mauritanie Ahmed Samba dañ koy teewlu kàddu yi mu dénk Fatima Ba ak Khadim Cissé. Futur Média télévision bu am solo la. bu imposé réussite am ci mbirum audiovisuel te ñu koy seetaan ci Mauritanie bari nañu lool te moom ci boppam day montrer le modèle de la réussite d'une télévision audiovisuelle privée te comme que ñun aussi foofu am nañu ay télévision privée audiovisuelle te ñoo ngi commencé seen expérience dans le domaine
te ñu soxloo expérience yeneen chaîne télévision yu réussir déjà ci seen domaine loolu tax ñu ñëw pour ñu seet naka la ñu doxale fii pour ñu réussir comme li mu nekk léegi et comment on peut profiter de cela et naka loolu mun a dimbali ci dans la proximité entre les deux populations et que pour que également les programmes comme ils le sont aujourd'hui continuent à intéresser nos deux populations. xibaaru tàggat yaram Mame Fatou Ndoye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Ibrahima Kane. juróom-ñaareelu jeu francophonie tirage bi amal nañ ko. waaw amal nañ ko démb fële ca France ci dëkku Nice nga xam ne suñu équipe nationale yu wàllu football ak wàllu basket war nañ ci am ay jongante ci wàllu basket nag ñu yaakaar ni daal Sénégal poule bi mu tombé war na ci mën a génn ndax dina jongante ak Liban. Roumanie ak fédération Wallonie-Bruxelles ci football nag Sénégal war a nekk ak poule C bi di jongante ak Gabon Haïti ak Liban du ñàkk ñu dellu si donc ay leeral ci suñu yeneeni xibaar ci wàllu football la ñuy dellu Jordan Ayew moom fas yéenewul narul bokk Coupe d'Afrique des Nations 2013 nga xam ne war nañ ko amal fële ci Afrique du Sud international ghanéen bi nag dañ kaa boolewul ci listu ñaar fukki joueur ak juróom yi nga xamante ni kii di sélectionneur Black Star ñu koy woowee Kwesi Appiah pré-convoqué na leen moom nag bokk si jeune attaquant bi nag di jouer fële ci Olympique Marseille dina peut-être que tax mu gën a firndeel boppam ci équipe bu Marseille ndax temps yi titulaire la ci clubam waaye kii di magam nag di André Ayew moom fas yéene nañ ko woo mi ngi ci liste 25 joueurs yooyu nga xamante ni seen entraîneur di Kwesi Appiah woo na leen ngir ñu waajal Coupe d'Afrique des Nations ba nga xam ne war na am fële ca Afrique du Sud ci wàllu football la ñuy desandi ak lii di information boo xam ne ñi ngi xaarandi confirmation bi muy Didier Drogba ñi ngi laam-laamee ndax dina dem fële ca Juventus de Turin wala déet en tout cas journal italien bi ñuy woowee Gazzetta dello Sport nee na waa Juventus de Turin xaatim nañ déjà benn contrat bu fukki weer ak juróom-ñett ngir donc fexe nuñ ko proposé Didier Drogba ngir moom mu ñëw bokk si championnat italien bi ñu bëgg nag mu quitté fële nga xam ne foofu la nekk gum muy Shanghai Shenhua championnat Chine bi nga xam ne rejoindre na ko ci saison bi gannaaw ba mu jugee Angleterre ak club bu Chelsea. ci wàllu football la ñuy desandi ak Europe mi nga xam ne démb joué na ay match yu bëri fële ca Espagne 8e de finale aller yi Coupe du Roi ñu gis ne nag kii di Real Madrid dañ ko fa dóor fële ca France championnat bi lañ doon joué 17e journée Lyon nag xaw a am rëq-rëq gannaaw ba moo amee match nul Marseille ak PSG ñoom mujj gagné ngi seen match ñu seetaan ci li nga xam ne mooy li ñu Abdou Aziz Ndiaye defal. Olympique Lyonnais tàkkul démb ci joganteem bi mu doon amal ak Nancy donte sax ñoo jiitu ci championnat bi équipe Lyon bi mën ñoo dóor Nancy benn bal ci benn la ñu def te itam dafa mel ni woon benn joueur Lyon nekkul woon ci terrain bi nul bi du leen dimbale ginnaaw bi nga xamante ni ñoo ngi wàcc seen déplacement fële ca Paris équipe Paris Saint-Germain ci booram dafa wulli Valenciennes 4 bal ci dara. te kii di Zlatan Ibrahimovic moo dugal 7 buts nekk nag premier triplé ci saison bii Marseille ginnaaw defetam dimanche ak équipe bii di Lorient ñii di Phocéens yi dellusiwaat am ndam ci kanamu Bastia Valbuena ak André Ayew ñoo dugal 2 buts Marseille mbetteel am na fële ca Espagne ak 8e de finalu aller Coupe du Roi équipe bii di Real de Madrid dafa ñàkk ci kanamu Celta Vigo 2 bal ci benn kii di Cristiano Ronaldo moo dugal biwu Real kii di wujjeem FC Barcelone moom dafa daan bu yomb équipe bii di Cordoba équipe 2e division 2 bal ci dara te kii di Lionel Messi moo fa jaaraat daal di dugal 2 buts muy 87e ak 88e ci saison 2012 bii ca Angleterre moom équipe bii di Arsenal mi ngi wéy di ñàkk ndax dañu leen éliminé ci quart de finalu Carling Cup te équipe 4e division Bradford ñoo leen dóor ci tir au but yi te équipe 4e division Bradford ñoo leen dóor ci teg dóor yi 4 bal ci 3 Aston Villa moom qualifié na ginnaaw ba mu toroxalee Norwich City 4 bal ci 1.
Abdou Aziz ñu koy jaajëfal dellu si fii ci Sénégal wax ak wàllu sport travailliste ñoom nag ñuy amal seen fanweer ak benn édition ci phase nationale yi te année bi nag kii di dëkku Thiès moo war a dalal lii di compétition yi ñoom nag suba lañ fas yéene tàmbale lu ni mel fukk ak ñeenti région yu Sénégal yëpp fas yéene si participer ci loolu dañ ciy déglu Cheikh Sadibou Diack moom mooy secrétaire général fédération sport travailliste ci micro Cheikh Sadibou Diarra. ñu ngi delluwaat Thiès 2012 sport travailliste nag dafa bare discipline ñun du football rek la ñuy def ñu def football scrabble pétanque jeu de dames crosse de masse ak benn randonnée pédestre bi nag cette année dafa am benn cachet particulier bi mooy dañuy invité talibé yi nekk Thiès yëpp pour ñuy ñëw ñu solo leen ay t-shirt jox leen ay ndox mettre leen dans de bonnes conditions pour ñu def benn randonnée pédestre pour ñu xam ni ñun fédération sport travailliste fàttewuñu talibé yi bu leen nit ñi fàtte yi ñu fàttewuñu leen cachet particulier boobu la football bi nag mu ngi amee si ñaari stade Lat Dior ak ki stade Seneps yeneen discipline yi si biir Seneps la ñu amee c'est-à-dire la pétanque le jeu de dames et le scrabble dimanche soir ñu clôturer manifestation yi ak final bi am bu soobee yàlla Seneps bu ñu si paree nag si lañu joxe récompense yi tàggatoog délégation yi. Ibrahima Kane ñu jeexale kook wàllu roller muy loo xam ne nag sport bu xale yi bëgg la ñoom nag ñu joxante dox daje fële ca Gueule Tapée ci lu ñuy woowe fanatique roller ñoom nag ñu fas yéene ko amal ci veillu fête yi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre muy nag ab daje bu rëy boo xam ne ñii di association roller war nañ ko fas yéene nañ ko organiser ci loolu dañ ciy déglu kii di Pape Alioune Sakho moom mooy président bi moom nag Abdou Aziz Ndiaye moo ko interrogé. lu doon suñu tànk fii mooy tey di préparer suñ 3e édition boo xamante ni ñu ngi koy amal fële ci Gueule Tapée rue 65 angle 54 mu war a doon le 23 décembre incha allah ñu ciy woo nag bépp sénégalais quoi moo xam muy ci rouleur bi muy ci ñuy woo ñëpp quoi parce que tamit 3e édition la ren defuñu dañoo bëgg a def benn innovation boo xamante ni bu ma après manifestation bi il y aura méga concert bi il y aura aussi des artistes ba comme ku ci mel ni grand artiste invité. Pour la matinée ce sera par rapport les mises en place et tout. ci suba si daañu dalal gan yi ngont nag la ñuy tàmbalee xew-xew bi ak mboolem club roller jàpp si freestyle family roller ak roller yu nekk fii ci Dakar ñi fa teew daañu leen won tamit lu mel ni slalom tremplin freestyle jump roller bokk ci xeetu jongante yi ak yeneen surprise yi ci mel ni barre de feu yi. Donc c'est même plus une surprise hein mais bon il y a d'autres. Ba mën nga roller. ba mën nga roller. roller moom Mame Fatou man musuma koo essayé ndaxte daal damay ragal samay bëñ daanu. ak say tànk damm. loolu fi gën a fës ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Mame Fatou Ndoye dañuy wax nag ci wàllu entreprise yi ci Sénégal ndax taxaw seetlu gi mooy bëri na ay ndaw yoo xam ne dañuy jàng ba am seen i lijaasa wante dañuy dem ca biti réew ngir liggéey foofu bàyyee entreprise yu Sénégal loolee nag doon gàllankoor ci seen wàllu développement ngir indi ci nag ay saafara association nationale des directeurs ak cadre personnel bu Sénégal ñoom nag dañoo daal di taxawal ab sumb ab waxtaan ngir xool anam yi ñu war a mën a jaar ba saafara loolee di Saprera Mardien. jeune africain yu bare ginnaaw ba ñu paree seen njàng dañuy faral di des dëkku tugal ya ngir liggéey téeméer boo ci jël ñeent fukk yi ak juróom-ñett nekk Europe Amérique moom fanweer yi ak benn yi fa la ñuy tànn des muy ay xam-xam ak ay mën-mën yu Afrique di faral di ñàkk. jeunes yu bëri suñu demee Europe dañ koy considérer comme benn chance benn opportunité. loolu tax suñu demee suñu paree seen njàng duñu faral di ñëwaat ndaxte dañu yaakaar ne opportunité yi ñuy am foofu vie bi ñuy am foofu xaalis bi aussi les moyens financiers bi ñuy am foofu ñooy gën li ñu mën a am su fekkee ne ñëwaat nañu seen dëkk donc je pense que genre raison yooyu ñoo tax dañuy observer phénomène boobu ay jeunes yu bëri dañuy dem bitim réew jàng fa te duñu ñëwaat te souvent sax seen famille wala seen entourage moo leen di encourager famille bi ñu bàyyi fii moo leen di wax bu la ñëwaat fii dafa metti Sénégal nii la mel et cetera ñi fa nekk aussi à l'étranger
ñoom ñoo leen wax bu leen dellu ci Sénégal fii moo gën soo leen demee lii ak lii mooy réalité bi foofu et cetera. diggante 1990 ak 2000 lu ëpp téeméeri jeunes diplômés yu génne ci université yi tànn tugal ngir liggéeyee fa. xalaat ne mën nañ fa am ëllëgu gën bi ñu am seen réew mooy sabab choix yu mel noonu waaye situation économique mondiale bi tax réussir bitim réew di gën di jafe. En particulier au Sénégal, il n'y a pas la possibilité pour eux ci dëkku Afrique yi amul ay possibilité ngir ñu exprimer seen mën-mën amul ay entreprise yu doy ngir accueillir leen beneen mbir mi mooy dañuy yaakaar ni chance yi am Europe amuñu ko seen réew te ñun France 10% population bi dañuy chômer. jeunes africains yi suñu bëggee dem na ko wóor ni bu demee dina am lu muy wut ndax am doctorat ba pare nekk chauffeur de taxi Europe wala Amérique amul njëriñ. qui se retrouvent dans des emplois sous-qualifiés dans les pays du Nord. fuite des cerveaux nekk phénomène bu lëmbee àdduna bi te indil ay jafe-jafe yu bari entreprise yi nekk fii suñu réew loolu mooy défi bi ñu war a relever pour développement suñu entreprise yi. jërëjëf Dissa Prera gannaaw taxaw seetlu gi nag ñu dalal ganu xibaar yi Ibrahima Mbaye lay wuyoo moom mooy secrétaire général kuréelu Sénégal gi ëmb directeur ak cadre personnel gi sëñ bi Mbaye ñu ngi lay dalal. maa ngi lay fay monsieur Kane. gis nañ ko léegi wax nañ ko fuite cerveau maanaam xale yi am ay lijaasa dem jàngi ba pare dem biti réew dem di liggéey foofu bàyyi entreprise yu Sénégal loolee yow naka nga ko jàngat. monsieur Kane maa ngi lay gërëm ci sa invitation loolu doy waar na waar ndaxte. boo gisee Afrique ñoom ñoo gën a soxla ndaw yooyu parce que Afrique moo nekk continent bu sous-développé mënuñu comprendre nag africains yi ñoom ñëpp bëgg a demandoo Europe di liggéey Europe du ko développé bàyyi seen continent bi nga xam ne moo gën a dellu ginnaaw moo tax ñun ñu teg benn lël at bu jot ak waa CNP dañoo nekk en partenariat bu ko defee dañuy wax ci benn thème ren nag dañoo jël benn thème bu ñuy wax exode des compétences di ko wax fuite des cerveaux mooy maanaam ñi nga xam ne dañoo jàng ba pare nekkoon fii dem Europe mottali seen jàng te bu ñu demee Europe bu ñu mottalee seen jàng ba pare au lieu ñibbi si waat Sénégal toog fi liggéey fii dañ fay toog ñu ci ëpp di liggéey loolu nag mënuñu comprendre lan moo ko waral. léegi gis nañ ko seetlu bi mooy ñoom ñëpp dañuy dem waaye tey jii bu ñuy xool ana lan moo leen pousse ba ñu dem ba ca biti. boo ko gisee boo ko ci suñu famille yëpp da nga ko ciy gis ay médecins lañu ay chercheurs ay journalistes sax ñu ngi ci ñoom ñëpp dañuy dem te dañuy yaakaar ne la nekk Europe ak lañ fa mën a am mënuñ ko am fii seen réew seen waajur ci dinañ ko xaare bu ko defee ñoom ñëpp dañuy bàbbeeku ñëpp demandoo Europe yaakaar ne lépp fa la nekk ay difficulté nga fa ay jaar-jaar yu bëri dañ ko fa am ñu ci bëri boo demee Europe dañ naan la man damaa bëgg a ñibbisi mais ñu ci bëri daal dañu xaw a ragal te yaakaar nañu bu ñu ñëwee fii lépp lu bëri loo xam ne amoon nañu ko yaakaare woon ko fii du ko fi mën a am. Olof Njaay day faral di wax ne kuy wàlliyaan yi dafa fekk sa kër daa tëggul ci journal bi léegi du ñàkk seetaan nga ko gis nga benn reportage bi ñu def agence nationale statistique ak démographie ñeenti téeméeri junni doomu aadama am ay lijaasa te ba léegi amuñu xëy nga defee ne loolu dina encourager ndaw yooyu di dem di liggéey biti réew. Olof Njaay nee na ku dem tëgg yi xam nga ko wax sax wàlliyaan moo tëggut waaye ñun suñu tëgg bi ñu yor Afrique est-ce que neex na ñoom yaakaar nañ est-ce que ñàkk neexaay googu du moom moo tax ba ñuy dem seen yoon moo tax ñoom ñëpp ñu dem seen yoon tëgg bi nag ñoom ñoo ko foog naa ne ñoo ko war a tëgg fii sumb ko fecc ko fii waaye nag ñoom ñëpp nag yi gis ñoo xam dañoo dem bu ñu ñëwaatee ñu gis ay yenn àll yu ñuy indi ñu yaakaar ne noonu la yombe fekk yombe wul loolu bu ko ñu def kenn ñu ci bëri boo gisee bu ñu jàngee ba pare ba am bac ñoom ñëpp dañuy dem campus France ay lu nekk di wuti ay préinscription li ñëpp ne dañuy dem France pour liggéey yi ñi dañuy dem Amérique yi fa baaxul na sax dem wuti fa xam-xam parce que xam-xam du doy bu ko defee bu ñu ñëwaatee fii mën développer seen réew wante ñi ci ëpp nag dañuy dem te bu ñu demee duñu dellu si. léegi ku ci bëgg nag développer sa réew jàng ba am sa lijaasa te ba léegi joxuñ la opportunité yoo xam ne di nga mën a sóobu ci liggéey bi ba mën a suqali sa réew est-ce que boo amee beneen proposition feneen tamit yoon warul la may rek pour nga dem sa yoon. loolu dëgg la waaye boo ko xoolee du ñoom ñoo am tort parce que suñu autorités yi xëy na aussi am na benn rôle boo xam ne war dañ ko cee jouer rôle bu ñu ci war a jouer mooy dañ leen war a rassurer. naka lañ leen di rassurer li ngeen di rassurer mooy mu wóor ne bu ñu ñëwee fii lépp loo xam ne ñu ngi leen koy jox Europe
dinañ ko mën a am fii du mën lépp sax dinañ ko mën a am mais dafa am benn minimum boo xam ne war nañ ko mën a am fii mooy am payoor gu doy boo feebaree mën a faju boo mënee am ci yenn laboratoire de recherche yi nga am ko mais yooyu yëpp boo ko xoolee dafa xaw a manqué suñu réew yi ñoom nag seen i xam-xam dañuy dem yokk ko foofu seen plan de carrière dañ ko war a am te dañ ko war a sauvegarder dañu war a dem sàkku ji xam-xam li ma ko mën a waxee daal ba nga xam ne daal bu ñu toogee Europe Afrique Amérique ñoom toog fa bu yàgg dañu war a mën a ñëwaat pour développer seen dëkk mais daal loo xam ne daal solution bi daal du lu neex. kon daal nañu dem jàngi am seen lijaasa indiwaat li nga xam ne jàng nañ ko mu jëriñ Sénégal loolu daal mooy. kaddu loolu daal moom mooy kaddu gu mujj gi te loolu daal foog naa ne suñu autorité am na lu ñu ci war a jouer defoon nañ ko fi nag di indi ay projet di leen wax pour ñuy ñëw ñu bëri jëriñoo mais bu ñëwee daal ba toog daal am fi ay fan daal dañuy delluwaat. jërëjëf Ibrahima Mbaye may fàttali ne moom mooy secrétaire général kuréel Sénégal bi ëmb directeur ak cadre personnel bi ak moom doon nañ waxtaanee li tubaab di duppee fuite des cerveaux maanaam ndaw yi nga xam ne dañuy jàngi am seen lijaasa ba pare dem biti réew jàngi fa bàyyi suñuy entreprise loolee nag nekk gàllankoor ci wàllu développement entreprise yu Sénégal mbokk yi li moo fi gënoon a fës ci xibaar ñu amoon mbégte doon leen ko jottali dig daje ëllëg lay doon jërë ngeen jëf ci teewlu.